salaamaaleykum ami téléspectateur yéen ñi safoo di seetaan Dal Jàmm TV Yasmina ñëwaat na ci beneen feem li ma leen waxoon li ci pet nawoon fa woon rek tey nag xoolal invité bu ala daw mi laa leen indil yaakaar naa ni kooku moom mooy xolu Géejawaay Pikine benn baraak su ma limee sax damay juub ndax ñëpp a koy bégee muy def macha allah xale bu am jom di def lu rëy ci làmb ji ñu koy wax kan Bou Siteu jël boppam daal di koy ndeyale rek turandoom bi nga xam ne moom la ñuy woowee Siteu moom itam di def ay jaloore lu am solo tey nag ñu seet si woon ko pour mu gën ñoo xamal mooy kan wax ñu ay jaar-jaaram duñu def lu dul bàyyi ko mu présenté wu ba pare ñu doog a dugg ci waxtaan bi kon mbër ñoo ngi lay ziar di la wax nga présenté wu. waaw jërëjëf Serigne Touba jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent bi di sant samay ñaari waajur di sant waa Géejawaay bu baax di sant fi ñu ñëw nii muy kër Aziz Ndiaye xam nga ñoom Paul maanaam Géejawaay maanaam dafa rëy moo tax émission maanaam duñ ko yemale fenn kese dañuy génn xam nga mooy loolu waaw te fii nag ku xam fii rek xam ne maanaam waaw kër Aziz Ndiaye ko waaw su ma la mënee wax waaw ñoom Sora Badou xam nga Paul bu Ala Ndiaye xam nga waaw ñoom tey ñoo ma ñaan émission bi ko waaw moo tax ma indi ko ñoom dañuy jàpp si affaire yi waaw ñoom dañuy jàpp si affaire yi bu baax a baax surtout mafia am bi ñoom Khalil Badou xam nga ñoom gars yi Sora dañ siy jàpp bu baax billaahi maa nuyu bu baax a baax. d'accord kon boog ni ngeen ko gisee rek Bou Siteu ngi nii yaakaar naa ni téléspectateurs yi déjà kontaan nañu sax te yeggeeguñ ci laaj yi tey nag bu waa Dal Jàmm TV ñoo la seet si ndax macha allah say jaloore yi nga xamante ni yaa ngi koy wane biir Géejawaay te ñun tam ñu nekk biir Géejawaay ñëw seet si la pour fesal la gën a fesal li nga xamante ni mooy liggéey bu rafet bi ngay def tey nag dañoo ñëw wax ki nga xam ne mooy Bou Siteu muy borom 8 combats bi moom mi nga xam ne am na 6 victoires 2 défaites def ci ay jaloore lu rëy te ku ko dégg xam ne dafa am mbooloo macha allah bu takku moo nekk ci ginnaawam buy bëri ji rek macha allah stade day fees rawatina ak ay feemam yu mu yor te ku dëkk Géejawaay ku ne xam na ni yow doo ragal maa la tagg noonu nag bu kenn mer waa di la wax ni la bu ñu bëggoon xam sa relation ak Pape Sarr mi nga xamante ni tey yàlla def na mu nekk promoteur ñëw jël la pour nga bëri combat bi sa diggante ki nga xamante ni mooy Malick Ndiaye 37 fou. waaw sama diggante ma ak Pape Sarr moom maanaam Pape Sarr moom dafa nekk nit koo xam ne maanaam moom Baye Fall la quoi moom Baye Fall la moo ñu boole quoi waaw moom Baye Fall bi mu doon xam nga waaw ak moom xam nga rek ak nu mu daan sonné si mbëru Pikine yi xam nga rek Pape Sarr maanaam ma yàgg ko suivre tamit. Pape Sarr du léegi nii laa ko xam de xamante woon nañ bu yàgg ma daan dégg turam xam nga su ma musaan am combat xam nga sama gars yi nekk Pikine ku si mel ñoom Thier Siteu dañ naan ma kaay gaan dool ñëw si Pape Sarr ñu la fay yóbbu mu lay jàppale boobu bëreegu ma sax arène boobu mbapat laa doon bëre xam nga ma yàgg a dégg baaxam ko waaw loolu waral lool ba tey sax xam nga mu dem ba dugg si làmb dem ba nekk promoteur waaw man maanaam maa ngi moom du làmb ko moo ñu boole waaw loolu du làmb moo ñu boole waaw dafa leer yéen ko déggandoo téléspectateurs yi Bou Siteu nee na digganteem ak Pape Sarr dafa yàgg kon tey kóllëre dox na ci ba mu tëggal ko bii combat digganteem ak Malick Ndiaye 37 fou waaw léegi bu dañoo ñëw juste ci sa combat sa 8 combats yi balaay loolu dañuy wax nga présenté wu nga wax ñu turu Bou Siteu bi fan la jógee est-ce que sa tur la sa surnom la wala kuñ la tuddee la wala yow da nga ko jël tafoo ko si ki nga xamante ni moom mooy sa turandoo bi di Siteu. waaw tur bi moom maanaam xam nga rek man Bou laa tudd xam nga ñu ma daan wooyee Bou ma xam nga man dugg di mbapat xam nga ñu dem nag ba ñëw maanaam man Sakho Dior laa njëkkoon tuddee sama bopp bébé Sakho Dior man waaw ba may soog a dugg si mbapat loolu maa ngi koy soog a wax sax bébé Sakho Dior laa tuddoon xam nga. mais xam nga rek ñu ma daan nduróol ak Siteu quoi daan ma nduróol ak moom xam nga parce que xam nga nu muy xam nga rek ak tamit ma doon yor seret xam nga daan kolu di ko toppandoo di takku kol di sol laafa xam nga fu ma romb nag ñun ñi naan ma Siteu xam nga li ma la. maanaam moo nekkoon sa idole daal akay nekkoon sama idole nag mu nekkoon moom tamit koo xam ne mu ko bëggoon man moom tamit ñu yàgg boobu moom sax bëreegul arène kon xam nga loolu lu yàgg la barki alxuraan ko ñu ma daan nduróol ak moom xam nga ma daan dem seen kër tamit xam nga yàlla def tamit ba gis nga. illaa ba mu dem ba ci xam nga yàlla mooy loolu mais Siteu man Bou laa tudd waaw xam nga rek man dama bëgg ko quoi jël nag tuddee ko sama bopp
gars yi di ma woowee Bou Siteu loolu moo indi tur boobu quoi waaw. macha allah yéen a ko dëggandoo téléspectateurs yi waa Bou Siteu dañoo ñëw léegi ci sa 8 combats yi ci sa jaar-jaar nga wax ñu yow yaay kan maanaam yow bi nga kañ nga dugg ci làmb ci. maa ngi dugg ci làmb 2016. 2016 laa dugg ci làmb. macha allah 2016 diggante 2016 ba ñoo ngi ci 2020 góorgóorlu nga ba def fi 8 combats waaw loolu nan lañ ko mën a tuddee ci sa jaloore la ci sa am jom la ci sa gëm sa bopp wala lan nga ñu mën a wax foofu noonu. waaw loolu moom maanaam xam nga rek nekk nit ku populaire xam nga maanaam su ma jógee géejawaay bi ñëpp ay jóg man mboot man du ci arène bi lañ gisee sama mbooloo de man mbapat dama daan mobiliser xam nga daan mobiliser. sal baax mbaya moo ma njëkk a tëggal combat ay ñoom pata gars yi de mooy pata bi neenati ko te mu nekk Italie ñoom ñoo ma daan tëggal mbapat ak yeneen promoteurs yoo xam ñu ngi fi ñi nga xam ne ñu bëri léegi ñu ngi si kaaw bi ñoom ñoo ma daan tëggal mbapat xam nga rek yaam gan ñu def si mbapat lu nekk billaahi xam nga rek suñ jógee tamit géejawaay bi ñëpp jóg xam nga ba pare am tamit loo xam ne mu ko dund ak doomu aadama yi quoi waaw mu am loo xam ne mu ko dund ak doomu aadama yi moo xam te ne man lu ma woote dañ ciy teew waaw ba yàlla def tamit xam nga rek mooy loolu noonu ñu dugg ci affaire yi xam nga rek ku ci mel ni tamit Zal Oni waaw Zal Oni ku ci mel ni Zal Oni tamit ne ma da ngay bàyyi mbapat bi ndax yow li ngay mobiliser nii xam nga nekkul pour mbapat quoi xam nga forcément yow boo xoolee ma ba may dugg ci làmb kon man na laa war a toll barki yàlla xam nga rek mu forcément Zal Oni man ko Zal baal ma liggéey ba ci kanam ba am doole xam nga mu ne ma noo yow mbooloo bi nga yor nii du mbooloo mbapat billaa su ma masaan bëre géejawaay bi ñëpp ay génn barki yàlla ma toj mbapat xam nga Zal Oni forcément tamit xam nga rek ku ci mel ni Siteu tamit nekk sama turandoo ma waxtaan seeg moom dama ko wax rek mu defaral ma licence ne ma da ngay bëre defaral ma licence ni ma toll noonu xam nga jox Matar Ndiaye sama licence mu yor ma xam nga rek gars yi Fallou Ndiaye tëgg ma may ba sëñ Modou Niang tamit tëgg ma feenee Stade Ndiarème waaw foofu laa commencé bëre quoi Stade Ndiarème lambu banlieue waaw. d'accord léegi dama bëggoon xam yow yan combat nga am victoire. waaw combat yi ma am victoire bëri na ku si mel ni sama diggante sama premier combat arène sëñ Modou Niang moo ko tëggoon lambu banlieue Stade Ndiarème maag booy Texas waaw ñoo fa bëri ma daan ko waaw si la mu jógee ñu tëggalaa ma maag booy Diop tamit ñëwaat ma daan ko quoi ak si ni ma toll noonu xam nga. waaw léegi nag ma jaaxal gars yi ne non booy bi foog ñu yóbbu ko Iba Mar ñu xool. gaa yi yóbbuwaat ma Iba Mar sama combat maag jadi tamit ma ñëwaat defaat noonu dóor ko dóori métti. waaw gis nga moom bëre bu métti daan ko xam nga ñu jige waat fa waaw ñu joxaan ma Gambien bu rëbës ñu bërewaat si laa koy yóbbee top 5 mooy ba may téye loxo di ko fausseté man xeetu bëre ba tey bëreegu ma man sama bëre ba tey feeñagul parce que yàlla nañ ma jox si gaa yi. ci gaa yi. ci ñi ngay laaj non après daañu fa ñëw non foofu daañu fa ñëw ndax il paraît que yow def nga say liste tapette après dinañ fa ñëw ñoo ñëpp dinañ leen coxaas tey géejawaay ñoo la seet si daanu ko yow ñi nga am victoire mooy kii nga xam ne mooy booy Texaco di jeddi di Gambi bu rëbës ak ki nga xamante ni mooy nëpp ak booy jaw ñooñu nga daan muy ak bu ndaw nga mujjee daan mooy 6 victoire yi d'accord léegi 2 défaites yi moom kan ak kan la. te ardo la te loolu du defaru la te parce que combat boobu ñoom daanuñu ma public moo ma daan ñaari défaites yi ma ñàkk yëpp maanaam damay ñëw si stade bi mobiliser loo xam te ne ñiy bëre grand combat bi sax dañu ko mobiliser xam nga rek ak fëggu bi xam nga nekk xale ak xam nga tegale ay ndam xam nga rek looloo war a sama man musuma tegale défaite sama combat yi ma ñàkk ñaari ma ñàkk yëpp booy daanuñu moo def ba may bëre di topp public bi bañ daan ma mais ñoom daanuñu ma public moo ma daan ñaar defet yooyu rek laa amagu. léegi su ma ñëwee ci public bi ngay wax Bou Siteu mooy li ma la laajoon sànq parce que ñun man am na sax tuuti interview bu ma jot a def damay romb ay grand place xale yu góor géejawaay ma tooñ leen man ñeen xam ngeen Bou Siteu ñu ni waaw commencé créer débat bi mais ñu bëggoon xam juste yow dafa am lu baax lu leen ji lu waral tax ba yow saa boo jógee ñu jóg ko ba tax na boo nee Bou Siteu rek nee nañu wu kooku mooy borom mbooloo mi macha allah ñu bëggoon xam sa digganteeg ñoom dafa am relation bu ci dox bu profond boo xamante ni moom moo waral mbooloo boobu saa su ne yow soo ayee bëre rek stade bi di fees. waaw mbooloo boobu moom muy maanaam comme ça mag lu mu moom nga jox ko xale lu mu moom nga jox ko ba si paa yi ak maire yi ku si nekk lu ngeen moom Bou Siteu daf leen ko jox moo waral sax loolu yëpp maanaam yaru quoi xam nga am taalibe xam nga nekk Baye Fall. barki alxuraan kon loolu la rek waaw man moom gaan Baye Fall rek waaw du ma gis succès
xam nga waaw man mooy loolu man moom Baye Fall laa quoi nii rek noonu rek laa mel moo waral xam nga fu ma woote tamit waaw ba pare tamit samay nit tamit ku ci xewle tamit man dama lay teewal waaw ku ci xewle foo mënta xewle ba ma ko waxee dama lay teewal moo waral tamit su ma xewlee tamit ñoom dañuy bàyyi seen yitte yëpp ñëw taxaw ma waaw maanaam Baye Fall quoi ak xam nga rek nekk borom baax xam nga rek booy tagg kuy tagg sa bopp. gis nga ku tagg sa bopp da ngay juum waaye heureusement ba nit ñi nee nañu Siteu moo am bu Siteu moom macha allah waaye léegi ma bëggoon la laaj sa diggante ak Sa Cadior yéen a ngi déggante ndax mi ngi si jàmm parce que dafa am lu ñuy gis souvent nga koy wax di ko rafetlu ci kii nga xamante ni mooy première dame di Marème Faye Sall sa relation ak moom ñii nee nañu da est-ce que nekkul yow da ngay waajal yoonu politique bi est-ce que nekkul da ngay waaj a dem APR macha allah kon xam nañ ni mbooloo te ku nekk banlieue moom xam nañ ni soo ko jëlee rek politicien bu ñëw mën na ànd ak yow ñuy xool nag ñu yónni ma ñu ne est-ce que yow da nga war a bëgg dem ci arène politique bi wala dafa def geste bu rafet bu leen marqué ci seen àdduna bu waral tax ngeen teg ko fii ba loo wax ci say émission rek tudd ko moom di première dame di Marème Faye Sall. Marème Faye Sall tamit man bala may wax si moom dama koy sant bu baax ci geste bu rafet bu mu def waaw ndax Sa Cadior ba ko Marème Faye Sall di ko évacuer gars yi di koy yóbbu bu fi defaa doon une semaine day génn àdduna Sa Cadior te parce que feebaram ñun xamoon nañ fu mu toll quoi te parce que ñun la doon nekkal ñoo ko doon jàpp koo xam buy jóg sax ñun ñooy ñëw jàpp ko xam nga mu lëng ñu jóg lu mu bëgg a def xam nga ku ci mel ni Marème Faye Sall ñëw xam nga Modou Mbaye ñëw tamit Modou Mbaye tam di ko nuyu bu baax doomu Bekaay Mbaye xam nga ñun tam ñoo ko woo xam nga mu ñëw def fa Bantamba tourné ko xam nga yàlla def affaire yëpp saafarawu xam nga Marème Faye Sall jël ko yóbbu ko Égypte xam nga mu faju xam nga ñu jëlaat ko xam nga ñu faj ko ba mu wér mu ne ko fan nga gën a wóolu ni boo fa demee di nga gër Sa Cadior ne ko Espagne te parce que am na ay gaan yoo xam ne moog Sa Cadior dund nañ lu ne fii ñoom ñu ngi Espagne waaw ñooñ tamit Sa Cadior ñëw foofu xam nga Marème Faye Sall daal amuñu fayam gars yi taxaw moo xam te ni mooy loolu taxaw ko ba tey Sa Cadior nii ni bu ma la woon fotom nii da nga naan non instant yi nice parce que Serigne Touba instant yi macha allah parce que Serigne Touba Mbacke démb rek ñu ngi déggante ba may wax si Malick Ndiaye. dëgg la waaw di moom ñu ngi doon waxtaan si combat bi quoi moo ciy soññ waaw ne ma kooku nag waaw ne ma kooku mag la ndax combat Sa Cadior ak kii super étoile lu feene Louga boobu Malick Ndiaye 37 fu doon na si bëre moo bëre spécial bi kon xam nga ni te man combat boobu man dañ maa uufoon ba Louga. parce que Serigne Touba ma dem tey ba bay bëre ak moom kon loolu ndam la quoi te Malick Ndiaye 37 fu dëgg la tamit am na lu mu fi def ndax daan na fi ay ndaanaan mais tamit xale moo màgg quoi xale moo màgg ndax day ndamoo damaa dugg géejawaay daan fi 4 personnes waaw dama koy xamal nag 4 yow bàyyi naa dugg géejawaay waaw kay looloo war. moom ci ay waxam moom di Malick Ndiaye 37 fu wax na ba wax ni moo dàq bëre ki nga xam ne mooy ñoom Boy Niang Balla Gaye ñoom li ma bëre mais yow attention. rek ñoom Ama Pikine Ama Baldé moo fa dàq bëre. maa xamoon ni jël nga combat bu tàng jër. Malick Ndiaye tàngul combat bi tàngul kooku wax rek la am ci combat bi tàngul de barki Serigne Touba kooku tàngul billaay walaay tàngul na bàyyi wax ji maa ngi koy dégg muy wax rek. Malick Ndiaye yaa ngi dégg li la buudi yóbbante. tapper kuy tapper nag wër na ko daa ruux tapper la wër na yàlla. yaa dëggal nga sa bopp nii de. daan jël bu rëy looloo tax nag ma ñëw jël si la nga wane sa bopp. kooku day xaar Malick Ndiaye day pas. yow ñaata nga yaakaar ni à peu près que le temps bi di def ak moom. combat bi déggu lu ma la wax barki Alxuraan du mat une minute Malick Ndiaye arbitre bu nee piib li ma la wax ni barki Alxuraan bu la neexee combat bu jeexee nga tegaat li ma wax. combat bu nee piib damay dox ci kawam dóor ko dóor yi métti jàpp ko daan ko man damaa nekk si yoon. Malick yaa ngi ñuy dégg da ngay dox ci kawam dóor ko daan. dóor ko dóor yi métti. are nga koy dóor wala galgal la wala fàkkat kooku lu métti laa koy teg laa la wax. kooku du taxuma sax jóg. géejawaay sa kaw du sedd de yaa ñu dëkk nag. day nekk si groupe WhatsApp yi di wax rek du ma ko wax dara. Malick kon ma koy bàyyi ba combat bi am date rek. ba combat bi taxaw nga defal ko bagage Malick kon pareel yow yaa ngi dégg bu Siteu lu mu la yóbbante waaw bu loolu weesoo bu dafa am lu am solo loo xamante ni daana ko jombul kenn mais jaar nga ci te xam naa ne métti na lool ndax soo déggee ni ma koy waxee ku nekk da nga ciy seet si la bopp ndax nattu yàlla fu nekk lay jógee te gis naa ci nga wax ci wax yu rafet yoo xam ni mun na laal ku nekk def nga ci lancement wane nga sa cofeel wane nga sa gëm yàlla wane nga foofu que ni àdduna dafa bare nattu
waaw ma bëggoon nga wax ñu tuuti rek ci li nga xamante ni mooy nattu bi la daloon nga dugg jeel. waaw non natt bi ma daloon loolu 2015 la woon signature Gouye Gui ak Ama Baldé xam nga rek coow la woon rek xam nga moo loolu gars yi teewoon ma si xam nga rek ma yoroon lu ñuy tere xam nga rek ñu teewoon ma si ak samay morom xam nga mais xam nga rek ma ñëw rek angul lépp quoi jël lépp ne leen ñuy defuñu dara man maa def xam nga si lañ si teewoon arrêté woon tamit Ama Baldé tamit nekk nit ku baax Baye Fall waaw gis naa ko moom nu ma taxawoo tamit jour te jour dañ ko jàpp ma coow la woon rek xam nga seytaane moom dafa bëri doole waaw coow la woon xam nga ñu arrêté woon ñu si xam nga maag Ama Baldé lañ si arrêté woon maa ngi moom xam nga ba tribunal xam nga ba kaaf lépp ndeysaan luñ ko indi su lekk barke Alxuraan da koy séddoog man barke Serigne Touba Mbacké luñ ko indil si loolu du ma ko mës a fàtte Ama Baldé maanaam bu ko neexoon mu ne booy bi ñun ñoo doon coow ak moom xam nga mais dafa jël lépp xam nga wàccee boppam weeru koor la tomb la mu nekk nitu jullit xam nga daan woor daan heure julli mu xam nga bàyyi lépp julli parce que yàlla lu ñu ko indi si lekk laax man la koy jox ba 100 mètres lépp xam nga mais heure la woon rek mais ñaanatuñu yàlla nekk si tànk yooyu. waaw maanaam jàngat bi ñu ci jëlee mooy àdduna natt bu nekk war na laa dal kon war nga sóoraale lu bare di moytu di bàyyi xel doomu aadama yi en plus yow ban lancé ngay am ak ban yëg-yëg nga am bi nga duggee ci biir gars yi noonu te nga nekk macha allah ku ñu bàyyi ràññee ñu mën a wax que ni nattu yàlla mun na dal ku nekk ak ban yërmande nga am ñi nga xamante ni ña nga fa bàyyi ban lancement nga leen di jox pour ñu mën a moytu pour ñu bàyyi xel ak tamit téye bi ñu leen téye ñi leen yor yow ban lancement nga leen mën a jox. message bi ma siy lancé rek muy xam nga maanaam comme ñi fa nekk ndeysaan maanaam gis nga ba maanaam couvre-feu affaire coronavirus ba mu amee ba léegi lekk dugul waaw affaire yi maanaam foofu dafa metti trop waaw ñu ngi ñaan tamit Macky Sall gis nañ tamit garage yi muy def di dimbali gis nga ñu fi bàyyi fan yi ay ñoom Pam Ndiaye ñi nga xamante ne nii ndeysaan xam nga ngi noonu tëdd kaso yoo xamante ne kenn xamul nu mu demee di tëdd kaso yoo xam ne kenn xamul kañ lay jeex man daal li may message bi may lancé muy gars yi nañ leen atte ku si mel ni ñoom ndongo seen xam nga nekk foofu di tëdd korog yoo xam te ni xam nga kenn xamul kañ leen ni at kañ lañ leen di bàyyi xam nga waaw message boobu daal laa lancé rek waaw di ñaanal tamit ñi fa nekk di wan tamit natt tamit xam nga borom bi maanaam mooy tudd doomu aadama bi natt boo xamante ni xam nga moo la mais maa ngi ñaan tamit nañ atte korog yi fa nekk korog sonel yi imagine toi ngay tëdd kaso yoo xamante ne xamoo kañ ngay taxaw maa ngi ñaan tamit xam nga gars yi nañ leen gestu atte korog yi xam nga booy yi fa nekk tamit kaso bi maanaam ay booy yoo xam ne ay mineur booy yoo xam ne forbe lañ waroon dem booy yi ñoo fa ëpp parce que Serigne Touba Mbacké te loolu xam nga du yoon xale bu ndaw nga ñëw def ko majeur yóbbu ko 100 mètres xam nga bu génnee nekk bandi xam nga loolu maanaam jëmalewul réew kanam quoi parce que Serigne Touba Mbacké maanaam message boobu daal nekk na loo xam te ne nii xam nga waa di ñaanal tamit ndongo seen ak gars yi fa nekk gars yi nekk convent xam nga ñoom ib bopp gars yi nekk foofu xam nga ñoom papa ding sama gars yi maanaam waa moo loolu parce que Serigne Touba foofu su may lim ñu fa nekk duñ fi jógee parce que Serigne Touba Mbacké maa ngi ñaanal ñi fa nekk yàlla nañu yàlla dimbali xam nga ñu bàyyi leen waaw ndax kaso bi métti na trop maa leen di ñaanal yàlla nañu yàlla dimbali ñu bàyyi leen ko waaw. maanaam yow tam gisoo nii comme ni nga ko waxee nii peut-être suñu gënoon yokk métier yi foofu noonu amaana sax seen stress ak toog di xaar ñu jugé leen duñ ko sentir yow gisoo loolu. waaw maanaam xam nga rek ñoom am nañ métier mais maanaam borom bi moo lay teg natt barki Alxuraan kan ndax képp ñi ngay gis ñu nekk kaso yi ñëpp seen métier mu ngi fii bu ñu leen bàyyi woon dañ leen duñ delluwaat si li ñu nekkoon dañuy dem continuer seen liggéey seen métier xam nga maa ngi ñaan daal xam nga yàlla na yàlla dimbali ñu bàyyi leen waaw ndax kaso bi métti na trop waaw kaso bi métti na maa ngi ñaan daf di ñaan tamit tribunalu Guédiawaye bi chaque jour ma wax si li ñuy xam nga li ñuy renvoyer dafa bëri nañuy atte nit ñi di leen xam nga ñu atte leen quoi ku ci nekk xam fi nga féete mais da ngay ñëw doo taxaw sax ñu yuuxu sa tur ne la renvoyer loolu dafa metti xam nga te ñëpp léegi fii la ñuy attee da ngay gis kuy jugee jàmm gan benn baraak ba Kër Massar kuñ jàpp fii ngay taxaw imagine toi seen mbokk yooyu di jugee foofu di ñëw di xaar seen doom xam nga yaa mu gën a xam maa ngi ñaan daal tribunalu Guédiawaye bi nañ atte ñi fa nekk waaw nañ leen atte bàyyi renvoyer ni ñuy renvoyer dafa métti quoi dañ lay renvoyer 3 mois xam nga yaa mu gën a xam maa ngi message boobu daal bëgg naa waaw di ko jàlle bu baax quoi tribunal bu Guédiawaye bi waaw. ñuy rafetlu bu baax kàddu yi nga xamante ni bu wax na ko ndaxte yaakaar naa ni tey laal na xolu détenu yu bare laal na ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor lépp lu jëm ci wàllu yoon
ku ci nekk war nga see mën a gis sa bopp bu ba tey ma lay laaj léegi bu loolu weesoo ma déggoon naa ni sax doo nga ni doo ci wax mais xam nga àdduna day dox te chaque jour da ngay ñaan mu rafet bëggoon xam sa diggante Gouye Gui ndax yéen a ngi relation bi mi ngi nice ba tey ndax xam naa ni lu metti yombul fàtte mais est-ce que relation bi mi ngi nice ba tey. non mooy loolu man kay mooy loolu xam nga rek maanaam loolu lu fi waroon jaar la rek jàll na xam nga waaw maanaam man dama doon wax sax dañ may tere sax di wax si ñu may def émission ñu may laaj si jëmu jooju may wax si moom. te parce que xam nga rek li fi waroon jaar la Sénégal maanaam ñëpp xam nañ ko xam nga ñëpp ku si nekk xam nga nu mu demee waaw ànd naag moom xam nga am nattu mu seetaan ma jël dem États-Unis dem pare combat am li jëntiwu ma tëdd sama problème ba génn xam nga kon maanaam man am na feneen fu ma teg sama bët quoi furul si moom am na fi combat tamit moog sama turandoo xam nga mu ne man wóoluwuma si école bi ba mu indi woon fi coow mu métti woon waa Géejawaay bi trop parce que Serigne Touba Mbacké xam nga yooyu yëpp tamit xam nga bu la ko nit dundee tamit xam nga kon kooku. du yomb daal waaw du yomb quoi. moom gaan billaay walaay man li ne sama kanam laay visé quoi barke Serigne Touba maanaam te loolu tamit gën na ma def mbër waaw maanaam léegi man léegi jamono ji dafa am lu may bërewaale. barke alxuraanu suñu karim juumulee damay ñëw foofu ndax point bu garaaw nga laal da nga bëgg wax ni àdduna lépp loo fi dund jaar-jaar bu la borom bi teg rek war na laa yokk jom war na laa yokk ngëm su ma juumul ci say kàddu loolu nga bëgg wax. loolu la noonu la demee nag. may ñëw ci lenn wuy ma amul ragal diggante Balla Gaye ak Boy Niang damay toog di dox ci mbedd bi di ci laaj gaay ñu ma ciy wax dafa am lu ñuy ruumee ci suuf ñu ni Balla dafa xaw a ragal tuuti Boy Niang léegi nag ma lay laaj sa xalaat yow noo ko gisee en tant que mbër. non gars dañuy wax rek Balla Gaye ragal fu ma lay ragalee Boy Niang yow Balla Gaye lu mu def si làmb Boy Niang da koo def ah Balla Gaye lu mu def si làmb Boy Niang deful loolu Balla Gaye musul ragal fu ma lay ragalee Boy Niang Balla Gaye daa xaj ci kaw Boy Niang. ah bu. Balla Gaye da xajul sax si kaw Boy Niang barki Sëriñ Tuubaa yow jàppoon ni suñu ndaanaan bi dafa xaw a bàyyi xel tuuti booy bi. barki yàlla Boy Niang nag mooy bàyyi xel Boy Niang mooy bàyyi xel Balla Gaye mais Balla Gaye Boy Niang dawul sax yaramam barki Sëriñ Tuubaa Mbàkke. billaay walaay yow daal gisoo ni combat bu nar a neex la foofu. bu naroon neex la mais xam nga rek Balla Gaye de am na combat te Boy Niang tamit combat bi mu jël maanaam loolu moo nekkoon yoon pour mu bëreeg Balla Gaye muy Tapha Tine mu jël te parce que Balla Gaye Boy Niang waruñu ñëw rek xam nga ba ko. saaxee quoi. côté Balla Gaye waaw ay Tapha Tine yi ay Malick Niang dafa war a bëreeg ñoom parce que Serigne Touba maanaam dafa war a dugg fu saf waaw dafa war a dugg bëreeg ay xam nga dugg fu saf. léegi bu loolu weesoo. ban combat moo la gën a neex ci bëre bi nga bëre yi nga bëre 8 combat yi ban combat moo la ci gën a neex boo xam ne dugg na sa xol lii mu doon loo xam ne doo ko fàtte bu mukk. waaw combat bi ma gën a neex moom muy sama combat maa ngi nëb ndax combat boobu ñëpp dañ ne woon tey ngay dee ndax nëb gis combat bi gisoo combat bi ay punkal lay dóor ñuy këpp man ma nekk matuma sax nit ne jox leen ma ko waaw combat boobu maanaam nekkul. combat xanaa maa ngi ko doon bëre sax mais aw ma woon gëm-gëm ni sax naa daan jëmm ji nii mais li saako yor def ci man mais yow da ngay tooñ gars yi nag. barke Serigne Touba Mbacké li saako yor def ci man laa ñëw exploité ko ba pare combat xam nga dafa bëri woon coow waaw combat dafa bëri woon coow barke Serigne Touba Mbacké xam nga rek comme li ma la wax léegi la man léegi man dafa am leneen lu may bërewaale mais du adversaire yi waaw barke alxuraan karam léegi dafa am leneen lu may bërewaale mais du adversaire yi billaay walaay taala. dëgg la léegi ban combat. moo la gën a metti ci combat yi nga bëre yëpp boo xam ni da nga ko préparé am ci yaakaar nga am ci défaite ban combat moo la gën a marqué ci combat boobu. waaw combat bi ma gën a metti moom muy sama diggante ma kii Caatu Rëbës waaw combat boobu maanaam xam nga rek dama ñëw topp public bi quoi waaw da combat boobu maanaam combat boobu noonu dafa nekkoon loo xam ne combat boobu sama yoonu làmb la woon quoi dama ko waroon daan rek dem sama yoon waaw combat boobu xam nga rek ñu diggoon ma si tamit boo ko daan da ngay dem Europe. xam nga ma bëre waale loolu yëpp tamit xam nga ak waaw yàqamti daan kii rek dem Europe dem yoxi doole parce que Serigne Touba Mbacké xam nga ma ñëw ñàkk ko xam nga li ma la combat moo ma gën a métti sama combat parce que liñ ma si diggoon la. dëgg la billaay wallaay ne ma boo ko daanee da ngay pare dem. da nga ci amoon yaakaar. parce que Serigne Touba Mbacké combat moo ma gën a métti sama combat yëpp. léegi nga gis sa kanam jamono ji su la yàlla dimbalee ba nga pare ak Malick Ndiaye 37 fu defal ko. waaw kooku man dama koy defaral sax nga gis sa kanam yow. kan lay laaj fu mu toll nii. ñi ma war a bëre muy ko si mel ni Onde le Fou. Pikine du ma leen bàyyi de. su ma fa génn damay dugg Pikine laa bëgg a duggaat.
foofu nga bëgg jéggiwaat foofu laa bëgg a dugaat ondu la fu bu tapetaatul xam nga joxoon nañ ko sama mu tapet Malick Ndiaye Grand Fête jël ko bu ragalul bu Siteu bind na la ci liste tapet yi nag bu ragalul barke Alxuraanu Karim moo loolu pare naa pour dugaat Pikine pour jëlaat ko moom ak yeneen booy yi fi nekk Ada Fass bu génnee si kii nii si Tafa Mbër man dama war a dugg fu saf man léegi man sama morom yëpp dama leen a jeexal. dafa leer waaye ku bëre 8 combats doxatoo ci yow. doxatuma si ay bëre fii tax ay booy ndaw xam nga nañ ma jox si pongal yi ma dugg foofu noonu man luur laa gën a mën a bëreel man ba tey sama mën bëre gars yi gisuñu ko. yow Bou Siteu loolu jaaxal na gars yi luur nga gën a mën a bëreel alors que macha allah boo ko gisee affaire bi fit la wala lu mu demee noonu. non du fit de maanaam xam nga rek loo tàmm ak xam nga saa ko yor am lu mu def si man. mooy loolu man su sama écurie amul sama morom nekku fa ba ci lamb ji ni ngay dégg nii sax sama morom nekku ci man ñi ma bëre ñëpp ay punkal lañ kon man punkal laa mun a bëre man ñi ma booy ma daan yi ñëpp ay lesa lañ te parce que damay ñëw xam nga xeeb leen am nu ma bëre ñu daan ma barke Serigne Touba Mbacke mais punkal yi ma bëre yëpp dama leen a daan te Malick Ndiaye 37 fu moom kooku màgget la paala kooku moom du ma nekk fi sax di si ndamu quoi dégg nga lu la bu yóbbante ci du ma nekk fi sax di wax si moom di si ndamu quoi dafa la kooku li fi war a jaar rek jàll. léegi bu fi may mujjee lan nga bëgg ban lancé wala ban appel lan nga bëgg tëjee. li ma bëgg a tëjee rek muy maanaam xam nga écurie Mor Fadam waaw ndeysaan sunu papa Mor Fadam maa ngi koy ñaanal yal na ko yàlla yërëm xaar ko si àjjana firdawsi école am laa nekk ba léegi nii waaw di wax ne maanaam comme papa père Mor Fadam ba mu fay nekk maanaam paa yi ma daan gis coach yi yëpp a daw instant yi parce que Alxuraanu Karim te man loolu daf ma jaaxal ñi nga xam te ne moom ñoom Mor Fadam démb la Mor Fadam dafa yàlla ko yàlla yërëm quoi xam nga nekkatu fi rek paa yëpp daw lu di yoon coach yi per ngaylum rek moo fa nekk ak maawo ñeneen ñëpp dem nañ pourquoi ñuy dem man loolu laa bëgg xam nga ñu leeral ma loolu quoi waaw te père Mor Fadam xam nga ñun pa ñooñ lañ ñu dénk kon ndeysaan moom bu fi jugee rek ñooñu man la sama waay war nañ gën a taxaw si école am mais pa yi coach yi gisatuma si kenn chaque jour président si woote réunion xam nga wax ba sonn suñu président pare école de Mor Fadam xam nga man nag loolu nag message boobu laa bëgg man xam nga di leen ñaan tamit ñoom ñu ñëwaat quoi xam nga ndax Mor Fadam bu mu fi jóge rek ku nekk xam nga mooy loolu quoi nañ ñëwaat ku si meen père Gandhi pa boobu tamit day sonn si école père Gandhi xam nga ay ñoom père Salsare pa yooyu yëpp gisatuma leen ay ñoom góora man gisatuma si kenn gisoo seen tur yi sax léegi moo dem ba fàtte ko dafa sax gisatuma si kenn dafa sax dañoo war a ñëw taxawuñu. dëgg la léegi balaay suñu temps bi di jeex yow bu li ngay wax heureusement ba yàlla moo la suturaal loolu ban jàngat nga ci bëgg a wax que ni ngelawu coronavirus bi xawoon na la romb nga sentir ko dama bëgg nga tekkil ñu lan nga bëgg wax foofu ban lancé wala lan nga bëgg yeewee foofu ci. waa kay maanaam loolu xam nga rek damay yàgg a gis médecin yi di yàgg gën di wax xam nga feebar bi médecin yi yàgg gën di wax xam nga nit ñi fu nekk taxaw xam nga ma di yàgg dégg maanaam Macky Sall tamit président yàgg taxaw di si wax nit ñi daanuñu ko déglu xam nga. ma toog ne non lii nii foo ko ma def si benn affaire boo xamante ni xam nga day toj dëkk bi quoi day doon loo xam ne xam nga day tas te parce que Sénégal yaa xamante nañ ko juum waaw te loolu maanaam du juum te de loolu message la boo xamante ne dama ko war a wax pour nit ñi gën a bàyyi coronavirus te parce que boo juum dañ mën laaj man leen bu la dalee faatu nga yàllaaw. waa léegi cas communautaire yow lan lay tekki. ba léegi nii sax man ba léegi sax comprendre wu yow bu wax ñu cas lu muy tekki cas communautaire yi maanaam yow ban jàngat nga ci am lan la ñu bëgg wax foofu. cas communautaire mooy maanaam comme ku am feebar bi rek di ko doxee xam nga di ko wàll nit ñi. bu màgg na de bu màgg na yaa wax loolu. maa ko jaaralee pour waxee ko noonu quoi. kon balaa may bàyyi bu mu tëj damay remercier sama jinne caméraman yi nekkoon sama ginnaaw ndax ku ñeme dañ laa dee ñëw ma bunge di def kuku Khadija yow mi nga xamante ni yow lay bëggee yow ak Tamak Ibou ak Paul di kontaan ci yéen di wax ni tey waa équipe dal jàmm kontaan nañu lool ci dalal bi ñu dalal Bou Siteu réccuwuñ ko kontaan nañ ci jotaay bi na ñu invité woon kii di Bou Siteu duñ def nag lu dul bàyyi ko mu tàggoo gi yéen ay dernier kàddoom yu mujj bu waaw tàggatoo bi rek muy xam nga balaa ñuy wax daal dañuy sant tamit mag kii nii Aziz Ndiaye waaw Aziz Ndiaye maa ngi koy sant bu baax gis nañ kii bu mu def si biir géejawaay bi ay max yu bëri la jël xam nga jox ko maire Aline Sall xam nga pour ñu war ko séddale waaw maanaam loolu noonu lu rafet la quoi xam nga waaw Aziz Ndiaye maa ngi ko ciy sant bu baax a baax xam nga di sant Paul xam nga Paul mu Ala Ndiaye xam nga
gars yi maa ngi leen di sant ñoom Sora Badou xam nga su mel ne tamit ñoom sama gars yi nii ñoom dañ ciy jàpp waaw maa ngi leen di sant bu baax di sant tamit xam nga Abdou Tall bu xarañ maa ngi koy sant bu baax di sant tamit Baye kii di sant Khalil bu Baye Karim maa ngi leen di sant bu baax xam nga di sant maanaam waa koñ bi waaw man fii su ma jógee ñoom tamit dañuy jóg waaw ñoom man maa leen di sant bu baax di sant xam nga Mourtala tamit maa ngi koy sant bu baax di sant Zal Oni xam nga Alaaji Naar maa ngi koy sant bu baax a baax di sant waa Géejawaay bi ñëpp ñoom Daraman gars yi jàpp si combat bi xam nga sama mafia bu Siteu tamit xam nga maa leen di sant bu baax di sant tamit waa Port ku si mel ne Lamine Diassé xam nga ñoom Jaw Fara gars yi nekk Port xam nga ñoom dañu may jàppale maa leen di sant bu baax di sant waa Géejawaay bi ñëpp xam nga ñoom Asine Ndiago xam nga waa Cité Gàddaay waa Waruwaay xam nga maa ngi bëggee waa Cité Gàddaay bu baax su ma limee damay jum di sant waa Massa Ndiaram bu baax tamit di sant tamit Saako Yor numéro 2 moom seetaanu ma ko waaw moom mooy jàppale bu baax xam nga di sant tamit ñoom Amet gars yi nekk foofu ñoom Alaaji xam nga ñoom Paul moo tax say jarwaatu Paul lañ ñoom dañ may bëggee xam nga émission bu ma def xam nga waaw ñoom dañ may jàppale bu baax a baax di sant tamit xam nga Aziz Ndiaye Baye Ndiaye maa ngi leen di sant bu baax Masata maa ngi leen di sant xam nga di sant tamit waa Sandaga ku si mel ni ñoom Sadi bi ñoom Bàcc ñoom dañ may jàppale xam nga di sant tamit xam nga Aliou ñu koy wax Alsaan xam nga nekk fii nii xam nga Tilène xam nga di defar foofu ay scène xam nga mooy loolu moom. jàpp na ci combat bi daal def na la ba xale yi mën la xool quoi jërëjëf kontaan nañu comme ni ma leen ko waxee woon di gërëm ñëpp jaajëf ngeen jee jàpp nga ci combat bi merci beaucoup.